asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan fii ci suñu chaîne suñu Label TV ci xolu Sénégal ci xolu sénégalais yi ñuy ànd ak yéen bés bu nekk lundi ba vendredi 10h ba 11h ngir bëggal leen di waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne mooy xew ci àddina gi plus particulièrement ci mois de Ramadan bi ñu nekk. ma tàmbali sama nuyoo di souhaiter ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci hôpitaux bi yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñi nga xam ne ñoo nekk prison te defuñu dara yàlla na leen yàlla génnee. di nuyu aussi kilifa diine yëpp nag bàyyuma kenn cat ba cat tàmbalee Tiwaawoon jaar Yoff dem ba Touba Kaolack bàyyuma kenn maa ngi leen di nuyu bu baax di sàkku si yéen tamit ñaan bu baax si mois de Ramadan bi tey nag di vendredi saint ku ne vendredi saint sa xel dem si ñi nga xamante ne mooy suñu mbokk chrétien yi ñu dëkk ak ñoom nag fii Sénégal dëkk bu rafet yaakaar naa ko parce que coow mosu see jib suñu diggante ak ñoom moo tax tey suñu émission bi nag ñu ne dañuy waxtaanee li nga xamante ne moom mooy donc carême bi ma ànd ceeg sama chroniqueur yi ku ci mel ni DJ Lou tey moom xam naa ne dina fër ci ngalax yi ak ki nga xamante ne mooy la oreille moom nee na daa woor du naan ngalax da ko allergique ma bàyyi leen ñu nuyoo la oreille. waaw asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateur suñu Label TV yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay bu baax. di ñaan yàlla ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin di ñaan nuyu sama naataango yi di ñaan yàlla defal leen jàmm bu baax a baax a baax. di ñaan suñu mbokk chrétiens yi bu baax a baax a baax comme ni nga wax rek dundin bi rafet na dëkk bi rafet na. macha allah kon donc dama lay bàyyi rek delloo la kàddu gi ak wala ñu jox ko dijelu teg ko ci loxo dijelu. mu nuyoo jox ko directement ah bàyyi ma jox la ko rek. di ko jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yow di nuyu Fatoumata di ko jaajëfal bu baax a baax suñu téléspectateur ñu Label TV di leen jaajëfal bu baax di leen gërëm di leen sant nee naa leen di leen mënuñu leen fay ndaxte vous êtes toujours avec nous ci suñu émission bi chaque jour du lundi au vendredi di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu suñu mbokku chrétien yi tamit voilà di leen jaajëfal bu baax a baax tey comme suñu thème lu ñu ko tënkale ak Fatoumata le carême di leen jaajëfal bu baax a baax ñëw léegi à partir de maintenant samedi da ngay ñëw liggéey si samedi la ñëw waaw lundi ba samedi la léegi pour yow kese nag n'est-ce pas Ourey ñu jagleel ko week-end bi mooy yoon sax. d'accord donc comme ni ma leen wax sànq dañuy waxtaanee li nga xamante ne moom mooy carême ku ne carême ne wooru ko kii chrétien yi je pense que 40 jours la ñuy woor ñoom ñoo ñu gën a guddule fekkante nañu nag si weeru koor bi aussi mu tax ba comme ni ma la wax genre dijelu yi nga xam ne duñu woor bu koor jotee ñu ne kii lañ tudd Christophe bu carême jotee ñu ne Saliou lañ tudd xam si ma la ren moom fekkante nañ lay bi amu fi droit amu fi place ah ba dama koo gis di bul fomp sànq rek yaa ngi doon fomp sa gémmiñ di jëlu ñun xam nañ lépp de du dëgg léegi nag di jéem a bàyyi la nga wax tuuti ci li nga xam ci carême bi. waaw carême bi moom comme suñu mbokk chrétien moom te ñoom ñoo aay man moom ci ngalax bi sax man moom su ma amee loolu moom man doogu ci dina ma am na ay xarit chrétien sax yoo xamante ni macha allah su ma wàccee moom dinaa jox ak ñoom ñu sóoraale ma ñeenti bool rek yoo xamante ni xam di jëlu mënoo xaar ba ñu woo la looy woote. man kay dañuy anticipé ni dañuy anticipé man lu ma xaar ñu man ay suñu xarit lañu suñu bokk lañu donc amul ñiiru ñoo kay moom bu ñu carême ñoo bokk bu ñu tabaski ñoo bokk bu ñu korité ñoo bokk waaw bu Noël ñëwee ñoo bokk waaye da ngay xaar ñu ne la DJ kaay jël si ngalax bi laa Ourey mu wàccee rek ma ñëw woo ko mais ne instant baax na mu dafa mel ni ku yàkkamti ngalax yi. waaw Moussa sa caméraman bi nga jàkkaarloo bi ngalax moom lay ndékkee moom lay baadu tey am na problème surtout am na ay chrétien xarit am nañu problème xam naa daal am na fi benn ndongo daara boo xam ne suñu mbokku chrétien yi di leen gërëm bu baax a baax di leen sant tey moom seen carême bi macha allah nga leen di souhaiter daal un bon week-end de Pâques. ah mais yow moom dafa mel ni ngalax yi ko intéressé ci moom ngalax yi rek lay wax moom damay ragal mu fër nag xam naa ne moom bu ci amul mbokk wala mu am ci xarit de moom dina du baax ci mais du moom kese de parce que sànq rek suñu ndongo daara bi moom répertoire bi la ubbi ah bon di xool ñi nga di compter ñaata chrétien ñoo nekk si répertoire bi pour ñaata ngalax la war a am daal ndeysaan man moom dama ci am ñaari xale yoo xamante ne samay rakk lañ samay doom lañ ñu ngi sama kër
fa la ñu nekk vraiment nekk ay jàmbaar muy Agwa ak Adèle. ñu ngi koy nuyu ñu leen di nuyu bu baax maa ngi leen di nuyu bu baax di leen souhaiter bon week-end de Pâques. macha allah xam naa ne ñoom moom bu ñu indee seen part dinaa leen indi seen wàll. non da nga leen di wax ne que ñun ngay partager plateau bi. donc xam nga bi la joxee dañoo war a séddu ñu tamit ci table ji rek séddu ko téléspectateur mu jeex ku woote rek ñu tibbal la benn pot jox la nga dem parce que affaire yi moom sakkan na ci côté yëpp. man bëri naa ci ay nawle bëri naa ci ay xarit. waaw donc ñu ngi leen di ñaanal bu baax bon week-end de Pâques waaw bu baax a baax te macha allah boobaak léegi dëkk bi am naa ci ay amis d'enfance ay amis d'enfance yoo xam ne ay nit yu yaru lañu. waaw ay nit yoo xamante ne ñoom c'est que d'habitude nag boo leen gisee xool seen kanam rek da nga naan kii chrétien la ba léegi sax boo yaroo rek dañ la naan xanaa chrétien nga ñoom de nature dañuy yaru dañuy posé dañu yaru nañu dal nañu fi ñu leen yemloo foofu la ñu yem lu ñu débordé lu seen yoon nekkul seen yoon nekku ci lu ñu war a dox rek la ñu war a dox dëgg la donc muy loo xamante ne bon naw naa leen torop ci loolu naw naa leen ci loolu non doo ko am parce que am naa ci ay amis d'enfance yoo xam ne maak ñoom ñoo màggandoo amul voilà pour dire que ñëpp ay religion lépp ay religion ñu ñëpp ci yàlla la et puis ñi ma dëkkal nii ñi ma nekkal nii ay xale lañu mais ay xale yu am jom minuit la ñuy commencé seen koor 8 heures la ñuy dog te ñoom bi ñuy koor dañ leen fekk ci seen koor dëgg la mais dañoo dëkkandoog ñoom ci biir kër gi bu koor jot ñun bu dog jotee ñun dinañu ndog bu xëdd jotee dinañ xëdd mais kenn du déranger sa morom dëgg la kenn du déranger sa morom au contraire kenn ku nekk da ngay bëgg a xam nga participer ci sa kooru morom parce que yàlla suñu borom rek la ñuy ñaan mu nangu vraiment dëkk bi rafet na te ay xale yu yaru lañu tamit ñu neex a nekkal lañu macha allah amul daal du am seen famille aussi tamit vraiment ñu nekk ay nit yu baax donc ma leen di xam nga rek ñaanal yàlla gën leen fee bàyyi te sàmm leen rek leen loxo bu baax waaw Tamboy na ko Tamboy ngeen màggandoo ñu lay may ay ngala ngeen bokk classe temps yooyu nag da doon neex de non pas bokk classe sax ci dañu dañoo jàkkaarloo woon ak ñoom kër vraiment ñaari famille yi nekk benn famille bi je pense que si koñ bi benn famille boobu moo fa amul comme ay njaago mais ñëpp la ñu amal jàmm ñëpp la ñu amal salaam waaw foo leen fekk kaf foore du ñu débordé mën nañu ànd ak yow 100 ans yow boo débordé wul ñoom bu ñu débordé waaw c'est vrai c'est vrai lu ma seetlu lu ma dundandoo ak ñoom ak ñoo am éducation ak ñoo am éducation dañu leen yar léegi di jëlu ku amul éducation yaa ko wax de di jëlu wax ma ne kenn amul éducation bu ko dugal dama dugal mais amoon nga ay xarit bi ngay jàng ay chrétien ñu la daan invité seen kër may invité ñu partager tout voilà amul soxor amul donc ay sama gars yi lañu ba léegi nii déggoo ma su ma wàccee nii ñoom laay woo sax ñoom laay woo après voilà ñoom ñoo ko indi ñoom ma ko indi ba sama kër jarul sa dañu ma ne sa jarul déplacé ñun ñoo la ko indi pour te dire que voilà ñoom amuñu problème boobu non ils n'ont pas de problème vraiment ce sont des on peut le dire des gens bien quartier boo dem moom maanaam boo leen posé question bi dañ la naan suñu ay dëkkandoo yu baax lañu xam nga teranga daal comme li ñu wax moom la ñu séq waaw c'est pas pour rien on nous appelle le pays de la teranga teranga ji fépp la du dëgg waaw léegi nag dañuy dem seeti quand même suñu benn xarit boo xamante ne jot nañ ko téléphone mu waxal ñu daal lan mooy carême waaw mu waxtaan lañu ko muy donc Edwige Monga mu wax ñu tuuti daal ci lan mooy carême daal ñu mën a xam du dëgg gëstu dafa baax moo gën nekk ni DJ Lou. Bonjour, je m'appelle Edwige Monga, je suis chrétienne. Je vous salue déjà vous tous. Le carême, c'est une période de jeûne et de pénitence pour tous les chrétiens. Il dure 40 jours. Et puis, pendant cette période, les fidèles sont invités à repenser à leur mode de vie, à se recentrer sur eux-mêmes et sur leurs proches. Donc, ils doivent faire preuve de sobriété pour pouvoir se concentrer sur la prière, la pénitence, l'aumône. Le partage, le pardon. Donc, pendant le mois de carême aussi, il est interdit de manger de la viande. Le vendredi saint,
Et c'est la célébration de la passion du Christ, de la passion du Seigneur. C'est la période où Jésus-Christ a été crucifié. On prépare aussi d'un galach, comme on le dit, et qui est partagé avec les amis, avec les voisins, avec la famille. Donc c'est un moment de partage. Il y a aussi un chemin de croix vivant qui est célébré aussi en faisant toutes les étapes de la crucifixion de Jésus, c'est-à-dire depuis que lorsque Judas l'a trahi jusqu'à sa mort sur la croix. Donc c'est le vendredi saint en quelque sorte. Et puis oui, pour la fête, on le passe en famille. On le passe en famille avec les parents, les amis qui viennent passer ici la journée ensemble. Donc, c'est un moment de partage, un moment de bonheur pour tout le monde. Oui, comme vous le voyez, j'ai déjà acheté le pain de singe, le bouilli, ça y est là. Donc, j'ai acheté le sac de 25 kilos à 12 000 francs. Donc, ça y est là. Voici la pâte d'arachide. Le kilo à 1200 francs. Donc, ça, c'est un seau de 20 kilos. Donc, il reste le sucre qui n'est pas encore venu. Donc, mais pour le sucre, le sac de 50 kilos, c'est à 29 000 francs. Mais je ne l'ai pas acheté à Dakar, en fait. Une chrétienne donc croyante. Man nag li ma si gën a neex laa uray boo dégloo mooy que ni dafa am ay points yoo xamante ne dafa méngoog ñu tamit suñu koor li nga xamante ne moom la ñu laaj ci koor gi. Parce que boo waxee ne mode de vie changer mode de vie waaw maanaam xoolaat ni ngay dundee nga moment de partage ñu tamit ci ramadan bi dañ la naan nga partager surtout ak néew doole yi. xam nga li ma la wax di prière delluwaat ci sa borom bàyyiwaat xel ci sa borom du dëgg wax na aussi que ni pénitence maanaam yow li nga gën a bëgg nga koy bàyyi xam nga li ma la wax ci weeru koor bi est-ce que tu vois donc en quelque sorte mën nañ ne c'est lépp yàlla la parce que voilà liñ ñu laaj ci weeru koor dafa mel ni ñoom tamit loolu lañ leen laaj tamit si seen carême ñu siy teg nag ci vendredi saint bi xamal nañu tamit ne dañuy def seen chemin de croix mooy que ni dañuy defaat passage bi nga xamante ne bu Judas trahiré Jésus yoon boobu la jël ba bañ koy teg ci croix bi ñoom tamit dañuy donc def kii boobu noonu yoon boobu noonu muy loo xamante ne nag dafa am importance si ñoom waaw macha allah rafet na mais méngoo na waaw mën naa ne méngoo na tuuti parce que kenn ku nekk rek li ñu la sant rek suñu borom moo la ko sant te Jésus bi muy ñëw yeneen la xam nga kon donc loolu ñun ñi dañ ko sopp bëgg ko waaw dañ ko sopp bëgg ko parce que suñu borom daf ko yónni waaw te li mu digal li mu leen sant ñu koy def topp ñu ngi topp yoon boobu ñu li ñu sant ñu ngi koy def ñu ngi topp ci yoon boobu donc lépp nekk benn rek ñu yàlla ñaan yàlla nangul kenn ku nekk rek li nga nekk yàlla suñu borom nangul la ci defal la ci sutura waaw te kenn bañ a déranger kenn parce que boobaak léegi dara ñaaw kenn déranger bu kenn tu vois du ñaaw waaw du mës a ñaaw parce que si biir famille yi waaw par exemple boo jëlee tey famille yu séeréer yi surtout waaw xam nga ñun séeréer sama mbokk séeréer yi ay ceddo la ñu woon religion chrétienne moo ñëw njëkk a jiitu ci loo xamante ne da lay yóbbu si yàlla tout en sachant que nag ay ceddo la ñu woon mais maanaam tey jii nii séeréer yi bi ñu doon dem si pàngoor yi bu ñuy ñaan dañ naan yàlla ak xëy na ak boobu noonu moo jaaduwul xam boobu beneen débat la xam nga tu vois voilà mais religion christianisme bi moo njëkk a dugg au niveau des en tout cas des régions sérères des villages sérères donc ñu si bëri bi ñu jógee ci ceddo bi dañoo ñëw nekk ay chrétiens après si ñooñu tamit ci ceddo yi ak si chrétiens yi am ñoo xam te ne bi l'islam ñëwee tamit ñoom ñu tuub xam nga li ma la waaw moo tax mu bëri nag ay famille yoo xamante ne ñi ay chrétien lañu ñi ay julit lañu dangay gis ñaar ñu bokk ndey ak baay ki nekk chrétien ki nekk julit xam nga ay doomu bàjjan ak yooyu yëpp man je me rappelle bi ñuy nekk xale dañoo dem communion ak confirmation ba tàyyi xam naa yéen tamit daan dem communion yi dem nañ ci ba tàyyi lekk ngeen ci yàpp kii
non 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 ñoom nag Yàpp dañu mbaam xuux ñoom yi. nag dañuy togg yàpp ndawal pour jullit dañuy togg seen ndawalu bopp. waaw mais yow man en xam tant naa la non Ourey non est-ce que non mosoo ci coppati non je tuuti te rek jure ne xaaral ma ñam mënul nekk du ma ko def. ñi lay invité ñoom xam nañu jullit waaw ñoom xam nañ ko waaw léegi ñoom donc ñoom dañ lay toggal dañuy togg ñaari mbir. dañuy dañ lay wax je me rappelle je me rappelle un non jour ñoom dañuy togg certes dinañ togg bu jullit bi togg seen mais je me seen rappelle mbaam un jour mais Ourey tel que je te connais dama lay laaj est-ce que daana woon wiiri nii dem bëgg a ñam ci kii non 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 dama lay li ma lay wax ni benn pour anecdote xam goût bi non 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 loolu musuma dal je me rappelle benn anecdote boo xamante ne ay xale la ñu woon kër gi ñu jàkkaarloo woon kër njaago yi benn communion moo fa amoon ñu invité ñu ñun en tant que jullit suñu xarit moo ñu invité mais dañoo togg ndawal boo xamante ne pour ñun la am na koo xamante ne ci ñun dafa sopp mais dafa wiri ne dafay ñam si boobu mais dañ ko yuuxu ñoom dañ ko yuuxu ne ko doo laal bii bee ngay dem lekk dañ ko yuuxu pour wan ko ni ko ñoom jëluñu responsabilité di bàyyi kenn muy lekk li liñ leen toggal lii la yéen a ko moom pour yéen la ba ci lu ñu war a utiliser ndox bu ñu war a naan dañu utiliser ay boissons sucrées yoo xamante ni waaw moom lañ ñu doon servi boo ci bëggee rax leneen dañ la koy wax ne la carrément du pour loolu effectivement di jëlu moom daan na ci rax moom ah mun naam de di lu rek de moom si boisson yi yow ak Ourey rek tuumaaluma la dara ah yow du ma la miimal dara di jëlu tuumaaluma la daal man tellement que on est soudés tout le temps dañuy bëccoo xalaat waxtaan su demee seen kermesse yi daf ma invité dañuy dem ma boy damay dem kermesse bëgg naa la invité man am problème ñu dem gis pour ma xool li ngeen xam ñu lié tax ñu dem ma assisté xool mais bu cee jotee boisson yi booy ñëwee moom moom depuis foofu lay sóoraale sucré xam ni man sucré la sucré ngay naan daan nga laal ci kii di jëlu daan nga naan si laal ci kii xam nga vivo aussi que créé kay activité de sëy donc ça pour wane tamit dañoo suudee amuñu tendance ñu diggante waaw même si aussi julit bu góor waaw mun nga takk chrétien nga sëy ak moom voilà ngeen am ay njaboot tout en sachant que le contraire am naa gën a xarit yaayam chrétien la mais pas xam julit la donc moom julit la parce que góor la julit la moom tout le temps ñu ngi weccoo xalaat tout le temps sama daan ñëw ko sixième ba troisième ñoo amandoo le sam donc voilà tout le temps may dem seen kër ba léegi maa ngi dégg ndax yaayam julli chrétien la mais pas le moom julit la donc voilà pour dire que loolu moom bëri na fi quand même mariage mixte yi diggante chrétien ak musulman yi moom amul problème waaw tout en sachant que dans les deux religions je pense qu'il est interdit bu fekkante ne yow ku jigéen ki la nga dem sëy ak chrétien je pense aussi dans leur religion on leur interdit ça aussi parce que ci religion dañuy expliquer ne comme bu dee ci l'islam dañu naan voilà tam yow en tant que jigéen boo demee voilà sa doom bi dem nekk chrétien fekk doo yokk njabootu sallallahu alayhi wa sallam bi mais lépp daal en tout cas ça se passe bien waaw ça se passe bien voilà moi je connais une famille boo xamante ne comme ni mu ko waxee papa ji mooy jullit yaay ji mooy chrétien mais ñoom feetu jullit yi dañuy feete chrétien yi boo fa demee dañuy feete pour leur maman tu vois donc pour leur maman dañuy def fête bu mag boo duggee da nga naa xanaa ñi ay chrétien lañu mais pourtant ñoom ñëpp ay jullit lañu seen yaay ku nekk na nga respecté li sa morom doon rek comme li ñu wax rek ci làkkum diine ko wala diine na ku nekk rek utiliser diine te bañ a dingat diine kenn ku nekk ci li mu nekk nga respecté ko fekk ko ci yow ci li nga nekk nga respecté ko ñu fekk si la dëgg la jeex na ñu teg ko ngeen teg ci loxo yàlla suñu borom parce que ñun ñëpp ci moom la ñuy delluwaat waaw moom daal moo yore le dernier mot comme on dit d'accord léegi nag dañuy dem seetaani benn clip quand même fu ñuy Sisa la tudd je pense muy loué en tout cas muy wuy boroomam comme ñun lu ñuy taggee suñu yonente yi tagg yàlla moom tamit muy tagg ci yeesu bi neex na trop ah dafa yeesu bi neex na clip bi rafet na paysage bi aussi surtout c'est très joli
mu wéy si boromam ne jafandu leen ku ci nekk war nga jafandu ci li nga xamante ne moom nga gëm laa rey du dëgg man nag clip bu amee zéro nudité rek daf may neex waaw moom vraiment bariwul benn cambal waaw surtout que jigéen yi muur nañ seen i cër wala daal clip boo xamante ne moom suñu cër yi day nekk si biti moom ñu ñuy dévaloriser daf may metti te góor ñi nag doo mës a gis seen cër yi ci biti loolu dañoo am fulla nag ma looloo ma si jaaxal nag ne ko looloo ma si jaaxal nag du dëgg ay moom ñoo ngi si ngalax yi du dëgg léegi dañuy dem xool aussi parce que sànq Edwige wax nañu si lan mooy carême bi moom jënd na buyam jënd na kii woon gis naa tudd bu rafet diga dee bu rafet gis nga ak buy bu set bi kan nga bu defar nga la la xam reportage bi ku ko def pour lan mu tibbal la nga la du la yekkal de ñàkkul ne dina ko def si yow pour ñu loolu waa ne bu ko arawee bu ne bu ko caakiree bu ko arawee bu ne leneen lay doon non xanaa nga fay fii lépp fay la waaw léegi yow kon ngalax yi kenn lay commencé tey jii ngalax yi tey lay commencé tey la ñu commencé di servir waaw mais Ouleye da nga boor de moytul na dégg ñaari xarit yu ma xam tey mu xam naa leen woo téléphone jéem faa jaar ziar leen daal boobaag léegi ça fait l'occasion ma ziar leen dafa baax sax bon dafa bari xam nga ñun 19 heures la ñuy ndog ñoom minuit la ñuy ndog non ñoom 8 heures la ñuy ndog ñun 19 heures et quelque loolu garaaw mun naa ko kon baax na yéen man daal ay fër laa fi gis heureusement que suba plateau am ndax xam naa ne bu amoon du ma leen gis Fatou ndax yéen yu fër ngeen nañ waxante dëgg fii démb rek avant nga fi jógee fecc nga fi fecc yu gaaw te pourtant da ngaa wóor te yaa ngi ci ngalax bi nga doon bàkk laa Ouleye ko wax nañ ko wax te dee dama ko doon bëgg a suturaal naa la ba sonn mais comme yaa ngi ñuy yuli pande moom ñu génn d'accord léegi nag man ngeen duggee ci gaam boobu noonu man dama leen tey génnee mu gaaw léegi ñu dem seetaani ki nga xamante ne moom mooy Gnilane Faye moom tamit jóge woon marché lépp ci préparation ngalax bi pour mën a bégal ñi nga xamante ne ñoom ñooy quand même sénégalais yi du dëgg salaamaaleykum maa ngi tudd Brigitte Gnilane Faye nekk fii Dalifort cité Belvédère ñu ngi ci préparation bi ngalax yi fii moom ñu ngi woon jóge marché moom laa jóge nii di jënd buy ak gerte ak dugub ak suukar belal yi cher na lool macha allah dugub baa ngi nii dugub bi nii dafa bay bu la de mais nag dafa cher ren moom lépp a cher ngalax yi ren moom lépp a cher mais nag ñu ngi ci préparation bi pour dem dëkk ba fekkee ko foofu ak mbokk yi parents yi foofu la ñuy nekk rak yi ak mag yi ñu ngi fa ak papa ak mama ñëpp a nga fa macha allah léegi nag village bi may dem mu ngi tudd Duudam mu ngi bokk ci commune de Diouroup mu ngi bokk ci région de Fatick foofu la ñuy préparé pour dem feete ko foofu comme ni ñu koy defee d'habitude rek à chaque fois dañuy defar ngalax yi ba mu baax ñu invité suñu mbokk musulman yi ñu ñëw suñu kër yi di feete ko fa mu neex ñi nga xamante ne am ñu temps pour ñëw ñu digal leen ñu feete ko ñoom tamit mu neex wax dëggal yàlla ñoom tamit ba seen bés jotee tamit Tabaski dafay tibal yàpp bu mu baax léegi instant bi ñu ngi waaj a pare ñoom tamit maa ngi leen di ñaanal ñu terminer si jàmm seen koor instant bii nag foo tourné ñu ne la ngalax bi waaye ñoom tamit bés bu jotee ñu tourné naan yàpp bi macha allah fête bi neex na ci préparation bi macha allah mais nag Sénégal maa ngi ñaanal ñëpp yal na ñëpp am jàmm parce que fii musulman ay catholique doo xam sa ban fête la ñun ñëpp ay fête ko bu mu neex wax dëgg fa yàlla sant yàlla bu baax a baax bientôt les Korité ñu laaj nag suñu ginaar lekk bu très bien. Gnilane nee na moo xoolal dañuy lekk ba mu très bien nee na ginaar ba mu très bien c'est que man ni Gnilane di waxee macha allah dafa kontaan koor gee métti woon nag c'est dafa mel ni dafa kontaan de moom non moom kontaan na si moom ci ngalax yeeg yooyu dafa mel ni yow rek buñ la nee suba ngay wari fi mu toll nga commencé non man buñ ma nee suba ngay wari damay triste ndax man bu ma sañoon koor gi ñun dañ koy yokk ba 2 mois yàkkan waaw yokk koor suñu koor gi ba 2 mois
duñ ko yokk non terewuñu ko rek yow mën nga boo continuer ba 2 mois kay ba ceeb rek ngay am de waaw mun naa ko moom problème ceeb non rek ngay am bu ñu continuer ñëppay continuer moom non yow kay boo jëlee décision pour continuer ceeb rek ngay am yow kese continuer rek mais mi ngi daw res waaye du jëlu doo ma gunge ñu bokk plateau bi ñu suñu plateau bi ngeen ñëw gunge waala ma ñu ànd gungeew ma la booy wóor continuer di wóor rek ceeb rek ngay am d'accord waaw baax na ñu dellu si waa Sindilaan ñu koy jaajëfal bu baax en tout cas si témoignage yu mu def moom dem na jëndi dugubam buyam ak gerteem lu mu seetlu nag mooy nee na affaire yi dafa cher metti na torop si ñoom quand même waaw cher na parce que prix yi moom waaw te jëndagul suukar te jëndagul suukar yeeg gën ko yooyu metti waaw surtout que léegi prix yi dañoo yéeg dafa yéeg metti na de man daal ren li may wax sénégalais yi mooy ku la jox ngalax na mu mënti toll waa sant ko ñaanal ko te xam ne tamit dafa metti jamono dafa metti am na lu ci demee sax xëy na mënoo ko jeexal parce que ngalax moom xam boo ko lekkee ba mu ëpp rek effet lay jox yow de waxuma la effet rek waaye di nga am lu weesu effet di nga am lu weesu effet événement Sénégal dama daan gis bu yeneen dëkk yi bu événement amee seen lépp day wàññeeku mais Sénégal yii bokkul Sénégal déedéet fii lépp ay yéeg waaw fii bu événement amee surtout événement religieux dafay yokk lépp ay yokk ba si transport yi lépp day yokk waaw surtout moom nee na dëkk ba la jëm région de Fatick gis nga pour célébrer Pâques en te mi ngi famille nii xoolal dugub bi xam naa ne boo demee li mu ko jëndee lu cher lay doon buy bi waxi nopp gerte bi moom kenn waxaalewu ko suukar ñëwagul ak say essence yi nga ci war a def ak yooyu noonu te ñoom dañuy togg waaw buñ defee gaz bi nga war a tayee dañuy togg tibbal am na ñoo xamante ne lay tibbal nga lax vendredi lundi bi tamit ñu ñëw tibbalaat la encore si li nga xamante ne ñoom moom lañ nar a añee donc vraiment c'est des frais ay jàmbaar lañu daal dëgg musique moom te il faut ñu def ko parce que teraanga la aada la est-ce que tu vois donc sa xel mi ci buy bi nag qu'est-ce que du ma ko wax tamit ñu tibbal ko si buy bi indi ko waaw mais bon parce que mënul ñàkk daal ci ñoom loolu moo tax il faut ñu jënd ko waaw te bu leen neexoon ñu jënd ko rek yamale ko seen biir kër mais bon dëkkandoo comme niñ koy wax voisinage dëkkandoo bu rafet la ñoom dañuy séddale sax ba duñ lekk ñoom waaw parce que bu doon tamit dëkk bi rafetul xam nga jàmm ji amu fa tibbalante du fa am waaw ba tax na dañuy dem doxantu seeti ki nga xamante ne moom mooy Oumy Sall moom nag mu wax ñu li nga xamante ne daal moom it noonu la nar a dundee kii bi en tant que musulmane nu mu nar a dundee ngalax yi waaw dafay baax si musulman yi ñu laaj leen parce que comme dëkkandoo lañu rek waaw puisque ay dëkkandoo lañu du dëgg macha allah Pâques bi avant Pâques bi sax la ñuy njëkk a wax parce que ñun ñëpp ay doomu aadama lañu dëkk fi bokk Sénégal ñi nekk musulman ñi nekk chrétien mais macha allah Pâques bi daal ñu ko dundee rek comme ni ñuy waajale korité rek xaar ngalax bi na comme d'habitude rek ñoom macha allah dañuy defar ba mu bëri ba mu neex ba mu baax seddale ko jullit yi ak seen mbokku chrétien aussi vraiment daal macha allah ku yokk noonu dëgg yàlla waaye lu dellu ko lépp suñu borom daal xam nga loo xam ne dañoo jëkk a wóor war a julli war a def ngalax bi pas même pas pour ñoom mais ñu sooraale seen dëkkandoo yi seen morom jullit yi donc yàlla dina leen ko yombal daal waaw yomb rek yàlla baax na di ñaanal ñëpp rek ñu góorgóorlu rek daal dara yombul dañ ku jéem rek mën benn fan la mais bu ñu jéemee rek dañ la ko mën ak doo waajal rek sooraale ne fekk bu nga fekkee Pâques donc am na noo koy waajalee daal doo toog boo gis ñu ne la jour ji rek nga ne da nga bëgg a def fête Pâques ak ngalax ak li ci ànd yëpp donc lépp nañ koy waajal rek yàlla mi am lu mott rek yal na yàlla mottali lépp ñu dund ba fekkee war yeneen Pâques yu bare amiin amiin kenn manqué amiin xam nga rek kenn mënut a mottali lépp des fois da ngay defar sooraale ñëpp mais au final ñi dinañ am ñi duñu ñàkk duñu am mais vraiment d'habitude moom ngalax moom kenn du ñàkk ñëppay am loolu moom pël yi kontaan macha allah moom siyo yu bare lay am macha allah ma sama dëkkandoor yi ñëppay indi dëgg la vraiment da ngay dem ba finalement da ngay rus parce que li lay teral day ëpp daal Oumy
Aliou Sall nee na moom liñ koy teral day ëpp. Teranga waaw bu da bari, ciy macha am Allah. ay siwo yu bëri 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 Waaw. xam naa moom dinaa ko seeti moom mu sedd ma ci. ah yaa ngi mi ngi feeñ neen dina ko seeti. témoignage bu rafet la def pour ñun. parce que dëkkandoo yi dañu lay tibal ba yow sax da da ngay ngay ruus. te doo mën doo ñemee dellu doo ko mën a delloo lii xam nga teranga moom kenn du ko delloo luñ ko indee ah waaye bu ñu tibbulee du ñu am yàpp xar de fii ki fu tibbul doo am yàpp xar wala uray. ah non léeg-léeg da nga leen di comprendre parfois ñu joxe ba joxe sax ñoom lu ñu loo xamante ne ñoom ñoo ko waroon lekk ñu joxe ko. xam nga am na ñoo xam ne dinañ am am na ñoo xam ne duñu am. waaye xam nga comprendre ne daaw amoon nga ama rek ku la ren tibb. boo amul rek xëy na ak ni jamono bi méttee la xëy na parce que nag jamono bi fi mu toll nii affaire dafa métti de. bu ñu la tibbee rek da ngay tibb maanaam bu ñu la indi yow tamit nga joxe nga joxe maanaam tabaski bu jotee korité bu jotee tamxarit bu jotee yow it nga tibb jox leen nga delloo leen teraanga bi. yoo xamante ni bëri na nga jël non xam nga teranga la bu ñu seq entre ñun ak ñoom loolu mënul ñàkk. nga jox ko Fatou jox ko ci yoo xamante ni yow doo sédd kenn fii la yem wax ji fii la yem. yow teranga moom boo amoon 10 000 nga lax sax du tax nga sédd kenn. teranga la bu ñu seq ñun dañoo judd fekk ko fi ñun dañoo judd fekk ko fi yarandoog ay nit di gis loolu di am ñu màgg ñun tamit suñu yaay yi bu ñu demee ba kii ñun tamit kóllëre bi ñu am ñun ñoo koy def daal entre ñun. waaw waaye dafa mooy mel ni continuer. période corona bi nga lax bi metti woon na de. daan nga gis poste yi gars yi di bind naan nga lax comme doomu góor. doomu waaw góor wallaay ndeysaan. dëgg la. ah bokk ma woon ci ñoom ñu amoon problème boobu. ah dëgg yow yàlla. tibbaloo lañ la. boobu kat Tibbaloon dañoo nañ tere ñu. woon tibbalaate nga lax bi. waaw ñun tibbal nañ ñu. yéen tibbal nañ leen. waaw tibbal nañ ñu. ah waaw kon na mënoon nga ma cee may de. boobu du woon rafet. du woon rafet ndax ñu ci waroon séddoo ñoo bari. Mbaaru. laa lay laa kon yow koy seetal ndaw si rek comme moom du am ay siyo yu bëri comme ne ne dina la sédd amul problème. waaw mais de toute façon moom def na témoignage bu rafet en tant que musulman def na témoignage bu rafet parce que dëkkandoo jàmm ca gën nañ koy defante rek di ko waxante ci lu rafet rek waaw ñu fekk ko daal te tal ko. fekkee ko tal ko rek moom la waaw jàmm yow sax ma ci xam naa ne diggante bi instant yi kontaan nga di jëlu di jëlu instant yi xol bi moo féex. moom buy bi waaw buy bi waaye nag bul kontaan si ngalax bi ba fàtte ne rek ne xoolal da ngaa woote bu subaa tamit da ngay continuer sa koor jeexul de sa koor jeexagul di jëlu da ngay continuer. waaye su wax la ma la waxoon suñ ngalax du teen rek ngalax guddi du tee ñu ñam du tee ñu ñam ngalax 19 heures et quelque jotee dinañ ko ñam ngalax bi di jëlu bàyyi ngalax bi ba tax na. waaw mais nga def ci ndànk nag parce que xam nga koy gerte guddi gi defal attention moment yi nga ko daan lekk heure yi nga ko daan lekk bokkul ak heure bi nga koy lekk tey heure bi nga ko daan lekk bokkul ak heure bi nga koy lekk tey waaw même xëdd sax lekk ko nii bëccëg gi nii ngay am ay problème yu boobu moom ay mari nga koy wax ay ñoom mari surtout mari moom bu yóbboo nag mari ay mari moom it ba daf bëgg mari non mari moom man xam naa bëgg nga la xam moom 300 ngalax 300 wala 500 boo ko bi fees door ko sur le sang mu jeexal ko yëngalu ko sax du dara ci moom non man mari moom xam naa ne moom ngalax bi moom si xol bi la ko def moom mari waaw pend Moussa jigéen wérul bi ci kër gi waaw ñoom it momar Paco sama caméraman yi ñoom Paco moom nee na moom ça fait 3 jours moom buy dog tuuti lay dog buy xëdd tuuti lay xëdd pour préparer mën a encaisser bu baax ngalax yi di ñëw waaw yow ñi ma lay wax nii bi ñu yegsee tey ngalax lañ njëkk a wax ba ma jaaxal moom la ñu njëkk a wax te dafa mel ni jullit yee gën a bëgg ngalax bi chrétien yi dafa mel ñoom ñoo koy gën a yàkkamte bàyyil Moussa yow tamit sonal nga Moussa bàyyi Moussa gënu laa bëgg ngalax dégg nga li ma la wax waaw baax na kon est-ce que duñ dem seetiwaat encore benn clip rek ñu xool leen parce que clipu sànq bi moom neex na ba ñu mënee tollantil beneen boo xam te ne tamit waaw boobu moom duggoon na suñu xol yi moom waaw du dëgg boobu moom duggoon na suñu xol yi ndax man mii dama doon tàmm nag xam nga privé catholique bi da ngay dem jàngi privé catholique waaw ne ko privé catholique bi da nga daan dem di jàngi du dëgg alléluia moom la si saa wax du dëgg boy bi neex na yanj na li ma neex si moom nag day indi benn touche africaine si clip bi quand même je sais pas ndax seetlu ngeen ko ou pas voilà en louant son Seigneur en tout cas voilà waaw il y met tout son cœur da ngay sentir ne
si biir xolam la woy bi di jógee bu dëgg effectivement. voilà léegi nag ñun ñu ngi suñu njeexantalu émission waxtaanee nañu wax nañu xamal nañu en tout cas daal lan mooy vendredi saint préparation ngalax yi ñu war a dem village fête ko en famille ak dëkkandoo bu rafet bi nga xamante ne tamit moom la chrétien yi ak seen ak jullit yi di dëkk bu rafet. dëkk en tout cas biir Sénégal ngalax yaa ngoog di génnu bàyyil ngalax bi na ko bàyyil ngalax bi ngalax bi ni ko yàlla bindee da ko dijee man la maa ngi nii waa bàyyi ngalax bi di may baam nga donc en tout cas ñuy ñaan yàlla quand même yàlla na déggoo bi fi am sax parce que quand même am na dëkk yoo xamante ne demeewul noonu vraiment je sais pas voilà je sais pas ngalax baa ngi noonu maa leen ko may dégg ngeen di leen di wax nag ne tey sama conseil conseil ramadan bi conseil 3 heures de exactement boo lekkee ngalax bi ba pare di jëlu toogal 3 heures de temps balaa ngaa tëddi moom dafay tëkku ngalax bi rek kon tey xam nga ñëw na si li ma ko doon ñëw na kay moom dox borom point Liberté 6 aller retour wala def grand tour def grand tour la Sacré-Cœur 1 2 3 ñëw JVC waaw doora continuer point Liberté 6 loolu yëpp pour digérer la ure yow moom yow it di nga naan ndox waaw dinaa ñam tuuti rek di waaw mais man dama koy yóbbu maanaam lu ma war a naan pour 3 jours dama koy yóbbu une semaine waaw kon yow dara du la jot waaw non yii dama te kaay nag léegi dafa am yoo xamante ne boo koy kii dafa am noo koy lekkee bañ a def ni di jéelul ay ndox yu yàgg yooyu dina si fekk ni ko xeet ni ko yàlla bindee yi ne ci biir yëpp dugub gerte buy bi ak ñoom seen yenn muskat ak yeneen ak yooyu nañu ci war a dem noonu yëpp lu nekk ku nekk am na ak loolu dugub waaw moo tax da nga koy jël ndànk rek ndax xam nga ku nekk rek am nga looy liggéey bàyyi ko mu defalee moom ne lu nekk am na loolu bàyyi ko mu defalee ko xelam sama xaritu naan ci dégg nga après boo jógee nga dem doxi sama xaritu rawoo Moussa bàyyi Moussa sama xaritu njaago yi daal xam naa ne ñu sant Gomis Mendy Pereira Lekki Baas Lekki Mendez Mendy ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar di leen nuyu te xam ne samay xarit lañ feddali gën naa feddali sama kóllëre rek yéen moom mi ngi woyaan ngalax nandi tema bi déedéet man sama ngalax xam naa ne dina ñëw ndax moom chaque année sama kër laay toog ngalax bi day yegg macha allah dañ koy indi ni mu gën a rafetee waaye xam nga rek da ngay gën a feddali sa kóllëre ak ñoom xam nga xool kaas bi ni mu rafetee paanu ngalax yaa ngi noonu ay paan la ñuy defar nag quand même man kaas bi moo ma intéressé kaas bi rafet kaas bi benn kud da ngay dugal kud da ngay def ni yëngal benn yëngal rek ak macha allah bii la ma dimi nga njaago di indi ma bàyyi la nga wéyaale tàggatoo ak ñi nga xam te maa ngi tàggatoo suñu mbokk téléspectateur suñu Label TV yi nekk ci xolu Sénégal di leen jox rendez-vous encore une fois demain incha allah wala lundi lundi yow ñëwal leen di mardi incha allah day gën a rafet sax bu ko defee ñu gën a digérer parce que yooyu noonu da ngay waaru waaw mooy loolu di wax dimi nga njaago yow moom dama lay may congé une semaine maa ngi koy xaar moom tamit ci njaago yi la bokk na ñëw indi sama ngalax ak waa yaa ngi turki waaye sa paar na ñëw Adel sama doom seen paar seen wàll na yegg si ñoom xam naa dañ koy liggéey mais damay gën a rafetal rek waaw mais tey nag da nga yaaj tey moom da nga yaaj ku fi jaar fii sama yaay moo ma ko def cadeau anniversaire waay 4 avril bi passé déedéet waaw moom moo ma def nii tey yow si weeru naxe bi nga judd naxe weer boobu ku ñu naxe jëri ci kon duñu am indépendance ba heure bi naxe yow sa indépendance sax lañ la ndax tegal ko man suñu plateau bi ay wayaankaatu ngalax rek a fi ne non du wayaan sax am ngeen di def nii wala boobu kaas wallaay dama xam ne dañ ko waaw parce que dañ see bokk bàyyi ñu indil la boobu ba léegi ñu ngi koy wax ñu bañ la fàtte waaw xëy na xam nga dëkkandoo dañoo bëri te xarit yi ñoo bëri xëy na ñu fàtte la léegi xoolal kaas bi yow kon nag ca kaas bala kon nag suñu émission bi jeex na quand même donc mu doon waxtaanu koor ñu doon waxtaane li nga xamante ne moom mooy carême mu nekk kooru chrétien yi tey mu nekk vendredi saint mu nekk vendredi ngalax yi ñoom ba leen di dañuy feetu du dëgg ba ànd ceeg jullit yi ma leen di ñaanal donc un très bon week-end de Pâques suñu mbokku chrétien yi di ñaax aussi ñi nga xamante ne ñu ci mel ni DJ Lou ñu def ndànk ci ngalax yi surtout ñi nga xamante ne dañoo am ay estomac
parce que quand même quoi qu'on puisse dire gerte baa ngi ci et ñu bëri dañ ciy def ay reflux gastrique donc mën ngeen ci lekk mais quand même modérément et je souhaite à tous et à toutes un très bon week-end de Pâques bonne fête jullit yi fête bi bu mu neex ba ngeen fàtte ne nag seen koor jeexagul dese na leen ay fan ma leen di dox dig daje donc la semaine prochaine incha allah. incha allah suñu ngalax ca ngalax yàlla. sunu Label TV. suñu ngalax.